salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum askan bi yéen ñi nga xam ne da ngeen ñuy topp di ñu suivre un peu partout à travers nos réseaux sociaux surtout yéen ñi nga xam ne yéen abonné ci sunu site Dak Médina tey dañu seet ci woon benn doomu Médina muy lébu bonté doomu lébu ñu koy wax Sané kenn dootu ko présenté to Sané ñëpp xam nañ ko ñu bëggoon waxtaan un peu ci lébu gi ndombol tànk yi am ci lébu gi nan la ñuy falee borom ndombol tànk yi maamam nekkoon na Serigne Dakaru donc il est bien placé pour pouvoir en parler salaamaaleykum Sané. maaleykum salaam. Dak Médina ñu ngi lay dalal. voilà maa leen di dalal. di la nuyu di la wax jërëjëf. jërëjëf nangul ñu cet entretien là. merci beaucoup. La question qui me vient à l'esprit déjà ma bàyyi la nga nuyoo ba pare. waaw maa ngi leen di nuyu di leen dalal fii suñu kër si Thieling. di wax ne rek kontaan seen liggéey soyez les bienvenus. te tey kontaan la am pour waxtaan ak yéen. si wàllu collectivité lébu. su ma la laajoon kan mooy lébu wala lan mooy lébu loo may tontu. waaw dama naan lébu mooy Sénégal parce que du benn xeet ay xeet la. mun naa la ko par exemple su ma jëlee Seynex Alassane. waaw Alassane ak Seynex. seeni maam Bawol Teeñ la. ok nga jël Ndoyeen seeni maam Jolof la. ok nga jël Pay waa kër Salman Fay lañu. ok nga jël Njooneen waa kër Maysa Wali Jon lañu. nga jël Njóobeen waa Kayoor la Kokki ak même Jolof. ok nga jël Silla seen origine Fuuta la. ok nga jël Jool noonu Fuuta. voilà maanaam nga jël Jaañ Mboolo Waalo. ok kon Sénégal ñu en miniature la. donc lébu de kooku ku ne lébu daal mooy Sénégal. Sénégal bonté mu ngoog mooy mbokk ñëpp. ok est-ce que du loolu moo tax lébu di nekk lébu ñaari tànk parce que damay dégg di nga lébu nekk lébu mooy l'une des rares kii au Sénégal boo xam ne mën nga nekk lébu par yaay. mën nga nekk lébu ci baay. waaw xam nga loolu jafe na ci yeneen. xam nga soo xoolee xeet yu bari yu yàgg yi yëpp. soo xoolee yaay souvent lañu doon faree sax. matrimonial. waaw parce que dañu ne yaay xam nga dañu naan moo gën a wóor. c'est sûr kenn du ko weddi. oui. waaye ku si nekk nag sa cosaan. am na ñoo xam ne dañuy falu si yaay am na ñoo xam ne dañuy falu si baay. waaye nag il est lébu qui veut être lébu. c'est-à-dire. maanaam yow mi dëkk Dakar juddoo fi. màggee fi. mais cosaan bi moom nga xam. kan moo la gën a nekk lébu. moo tax souvent grand sëriñ bi wax danaan lébu Koroyaa ngi fi Santos a ngi fi. ñëpp ngi fi. xanaa nga bëgg bañ si bokk yow. moo tax bu may dégg souvent ñu naan waaye kii dëkku fi waaye kii deful lii dañu comprendre rek. mais ñi dëkk Dakar juddoo fi yëpp ñoom ñëpp. lébu lañ leen considéré ñu revendiqué bu la neexee ñu revendiqué si lañ bokk. ok li ma bëggoon laaj déjà mooy yan mooy ndombo tànk yi nga xam ne ñoo am ci lébu gi. waaw ndombal tànk yi nag bari na. waaw mais baaxoon na. ma indi la tuuti historique li si ëpp seen organisation politique ou administrative. surtout c'est important cette partie. bon parce que du ma remonter sax li Cheikh Anta Diop wax mooy bi ñu jógee Libye yooyu yëpp. mais wax naa la sànq sant yi fu ñu jógee. waaw mais boobu bi ñu ñëwee Ndakaaru. Cap-Vert. boobu Cap-Vert dafa dépendre si Kayoor. ok dépendre si Kayoor yilif lu bari. ñuy fay sax ay impôt bi mu demee dem ba lu yàgg Barguet Témour ñëw fi Barguet Témour Diop. ok Barguet Témour boobu dinaa dégg nit ñi di wax sax naan Barguet Témour doxandéem bu ñëw la ñu may ko fi jabar mu jur Jal Diop. est-ce que noonu la demee. non loolu yow sax yow yéen vous êtes des intellectuels. yorul yanu maanaam waaw yow yëpp a yanu maanaam loolu yanu maanaam Barguet Témour Barguet c'est chef de province du Kayor. ok c'est un noble kayorien. ok il avait pour mission de venir islamiser la presqu'île du Cap-Vert. C'était sa mission. Et en venant à la presqu'île du Cap-Vert, oui. C'est un Barguet qui est venu dans son territoire kayorien. ok beneen bi wax naa la ñun ñëpp bokk lañu. lan la nekkee doxandéem ma ne la ñoom ñoo bokk maam ñëpp ñoo bokk Saxar Fambe Thioub ñoo bokk Matar Ndoumbé Diop. ñoo bokk Ndiadiane Ndiaye. kooku nan la mën a nekk doxandéem. donc territoire am la nekk. voilà territoire am sax la ñëwoon territoire Kayor la woon. ok parce que xëy na est-ce que loolu la ñu ni réeree mbir. ne xam ne Dakar dafa dépendre ci Kayor. est-ce que c'est cette partie. loolu dañ ko war a leeral parce que loolu moo indi. bi Barguet ñëwee war a indi diine. parce que moom diine bi la ñëwoon pour taxawal. ñu dalal ko cëddeem.
ca démb boobu la nekkoon comme consultant ñu koy wax un docteur de l'islam. ok foofu lañ doon wax le quartier des convertis. maanaam ku bëgg a tuub. wala nga bëgg a alxuraan fa ngay dem. ok dañ daan ñëw di ko laaj lu diine wax si lii lu diine wax si lii am na ñu naan sax dañ jël doxandéem na ko pour mu leen di atte bu ñu amee problème loolu wax yamul maanaa sax yow koo xamul lu mu lay attee déedéet daf leen doon atte parce que ñoom dañu gëm diine bi. ok comme gëm nañ ko te moom docteur de l'islam la moo leen di wax lu si diine wax pour atte. c'était ça l'histoire. c'était ça l'histoire ñu dem a dem nag foofu mu nekkoon si cëddeem waa kër Tàngule Mbeng ñoom Mapon Mbeng Ngoone Mbeng nekk foofu comme nit ku baax rek ku ko bëggul bari sa de surcroît barget ñu may ko Ngoone Mbeng adduna noonu lay doxee fii ñun ñëpp kii ku yaay voilà ñun ñëpp suñu yaay yi ku nekk da ngay gis foo bëgg nga takk rek waaye dañuy may xam nañ ne barget la ñuy may jabar ñu may ko Ngoone Mbeng Ngoone Mbeng boobu jul Jal Jóob mu am si ñetti sœur Xëri Aminta Sénégal ñetti sœur yooyu ñoom ñëpp dañ leen may des docteurs de l'islam. Xëri Diop maamu kii la Ablaye Ndaw ok Xëri moo jur Matar Sylla ñuy wax Matar Sylla Xëri Diop qui fut premier imam de la presqu'île du Cap-Vert. Aminata moom moo jur Songa Aminata bi ngay dégg chef Taïba chef religieux bu Taïba Sénéba moo jur Iliman Diol bi nekkoon bi ñuy wax grand sérigne Jal Diop dem na moom ba mu demee jàngi ba ñëw diine la ñëwee ànd ak aalam nekk jaraaf ñu doon wax Baloré am na ñu naan Boolere Diop lu ne gars yi daal ku nekk am nga sa information mais li am solo nga jàpp ko mooy ba mu ñëwee ak diine bi mu yanu ak li mu hérité si papam dafa ne woon gars yi bañ leen léegi nañu bañ bu ñu fayti Kayoor ok impôt yi ñu doon moo dirigé voilà mu ne leen mobiliser vous refusons de payer donc organisation lébu ci Jal Diop la jógee si Jal Diop la jógee maanaam république lébu boobu Jal Diop nag si la ko mettre en place ok Sëriñ Ndakaaru lu tax ñu def ko Sëriñ Ndakaaru mooy le Sëriñ de Dakar Sëriñ boobu mu nekk république boobu dafa amoon 4 pouvoirs comme ni ñuy waxee suñu république fii le pouvoir judiciaire le pouvoir administratif législatif le pouvoir exécutif pouvoir république lébu yi 4 la woon bu njëkk bi mooy Dieu bi si topp mooy le Coran troisième le prophète quatrième le grand sëriñ qui représente la communauté expliquer pour wan ne la organisation boobu dafa nekkoon une république islamique parmi les premières la première république islamique noire au monde c'est en 1790 et c'est fait par les Lébou c'est fait par les Lébou sous la direction de Jal Diop maanaam il a continué la mission de son père Barguet Témour en finissant non seulement l'islamisation des Lébou mais en mettant en place une organisation une république Lébou islamique mu am nag yeneen ndombu tànk yu fa teg muy ndey ji réew muy saltige am après sax imam après la ñëw parce que grand sëriñ moo yoroon sax imama bi moo nekkoon grand sëriñ à la fois nekk imam bi moo ko yoroon moo doon acte sax si alxuraan donc il avait plusieurs pouvoirs à la fois plusieurs pouvoirs à la fois mais si biir organisation yi après di nga rim gis nga voilà ci lay Matar Sylla di ñëw te loolu après la après Jal Diop la ça c'était au temps de Matar Diop di Matar Diop di doomu Jal Diop mais ñu continuer si Jal Diop noonu la nekkee di diriger bi Jal Diop gaañoo 1815 Matar Diop jël di doomam Matar Diop yaayam moo dëkk Tëngéej Youssou Mbargane Diop bi ngay dégg gouverneur Jal Diop ñoom ñëpp mooy seen maam moom nag dafa xawoon metti c'est-à-dire waaw dafa tàngoon te bi Kayoor amee problème ak moom li ko indi ak Waalo ak Gorée mooy Njaga Issa ñu koy wax Njaga Issa Dieye dafa doon woote
ne moom Mahdi la. ok indi problème si diggante Kayoor songu Waalo maanaam daal gars yi mere ko. ok mu daw ñëw fii bi mu ñëwee Cap-Vert. ñu jàpp ay lieutenant fii moom 6 cavaliers la fi àndal. ñu jàpp benn ku mu àndaloon benn ñu ko waxee damay fàtte tur bi pendre ko moom mu ñëw. bi mu ñëwee tubaab yi Gorée ak Waalo ak Kayoor laaj ko ne Matar Diop pour mu livrer ko. Matar Diop ne la man du ma livrer mbokk parce que mbokk bi la ñoo bokk kokki ñoo bokk Matar Ndumbe Diop. gaa yi xam ne lii metti na. li ñu bëgg mënuñu ko am si moom te boole si bateau bu daan dérivé fii. dafa naan dafa nekk lébuwee ko moom. ok dem nañ sax ba signé traité mais ñu ne dafa violé traité bi. léegi nag tubaab yi ne ni kii il fait le dictateur il fait le roi si la ñuy woowee ay mbokkam ay nevëm. mooy Matar Sylla boobu ma lay wax ne doomu xëy la woo Elimane bi doomu Sénéba. ak ku ñuy wax Médoune ñu tase ak gouverneur yees. waxtaan ñoom nag ñu ne ko yow doo buur dañ la fal rek sëñ Ndakaaru waaye su la mag ñi expliqué tubaab yi dañ doon régner dañ doon diviser pour mieux régner. ça a toujours été leur politique d'ailleurs. très bien du ma dugg si bari sax mais loolu indi na guerre lu ñuy wax guerre de Pikine ba am sax moor doom si la Matar Diop delloo Tëngéej ñu jël nag Matar Sylla ok ñu ne mooy sëñ Ndakaaru mais Matar Sylla yàggu si dafa retiré wu ñu indi imaamaa nag moom mu nekk imaam. ok Mouhamed Diop ñëw di waa Kër Jal Diop. Mouhamed tamit yàggu fa noonu ñu dem ba tey Ablaye Diop Matar. mais la question qui me revient à l'esprit en principe sëñ Ndakaaru ci Jal la war a jógee. exactement sëñ Ndakaaru même boo bokkee Jal sax ndayex bàyyi. wala ngeen bokk pàpp sax. doo doon sëñ Ndakaaru sëñ Ndakaaru descendant Jal la. donc c'est-à-dire. amul ku mu sa nekk sëñ Ndakaaru te bokkul si Jal depuis 1790 amul ku mu sa nekk sëñ Ndakaaru te bokkul si Jal Matar Sylla bi ngay dégg. waaw parce que neveu Jal la. ok Ilimane Diol bi ngay dégg parce que neveu Jal la. ok kii Sénéba ko jur kii xëri. ok bu weesoo loolu wax ma keneen. toujours si lignée bi la. si ligne ko teg mais sax waruñu woon falu parce que dañu ne njóobeen mooy falu. xam nga loolu tax organisation dañ ko defoon pour bañ mu changer. mais donc sant bi dafay am. dafa am solo sant bi day stabiliser parce que dañuy bañ suba. par exemple ñu ne Aydara bi mooy grand sëriñ. wala ñu ne Korea mooy grand sëriñ. surtout Jal Diop lañu. waa kër Jal Diop lañu. njóobeen mooy grand sëriñ. mais te am na yeneen famille yoo xam ne tamit ku si nekk am nga sa ndombo njaañeen. lu tax ñuy falu ndey ji réew. pourtant loolu laa bëggoon moo tax ma la. Payeen di falu jalaaf. organisation bi laa bëggoon déjà ñu nga wax ma ci un peu. ndombo tànk yi. yan la te yan famille ñoo koy war a yor. waaw bon bu dee grand sëriñ comme ni ma la wax njóobeen la. waaw nga jël ndey ji réew njaañeen. waaw nga jël jaraaf Payeen. maanaam voilà ku si nekk am nga sa ndomb daal. mais famille lay doon toujours. famille lay doon am na si ñoo xam sant bi daf ci am importance. sant bi daf si am solo. mais ñi nekk jël beneen am ndombo tànk te sant bi nga xam ne ñoo ko war a yoruñu ko comment tu peux l'expliquer. comme kan. par exemple sëñ Ndakaaru am na sëñ Ndakaaru yu nekkul Diagne yu nekkul Diop. non loolu expliqué naa la ko. dama koy leeralaat. oui gis nga mais la Matar Sylla yàggu fa sax mooy imam. Matar Sylla xam nga ko jur. Xëri Diop ak Maasi la. waaw mais sant bi moi je dis. waaw Diop bi laay. mais après moom moo génne boppam sax. ok mais Ilimane ñëw na. Alpha Diol tamit ñëw na Alpha Diol doomu Ilimane la. mais ñooñu sax on peut comprendre. parce que division bi mi ngi amoon ci famille Dial Diop. ok mais en 1986. nga dégg l'avènement de Bassirou Diagne. il était sëñ Ndakaaru très puissant. non xaaral ma expliquer la rek Bassirou Diagne. suñu maam la suñu mbokk la mais dama ne. Bassirou Diagne bokkul descendant Dial Diop. mais il te ba ñu ne sëñ Ndakaaru la boobu xam nga kuy sëriñ Ndakaaru. c'était si légitime yi maam Youssou Diop di doomu Ibrahima Diop grand sëriñ de Dakar maam Youssou Diop bi mu gaañoo Bassirou Diagne ngi fi ñu fal foog naa Ibrahima Diop Momar Marème di doomu Momar Marème sëñ Ndakaaru
Ibrahima Diop Mamar Marème gaañu ñu fal Libaas Diop Laay Maxtaar mu gaañu ñu fal Massamba Kokki Diop njóobeen laakoon faakoon ñaakoon musuñu si jóge de ba tey setu jàll yu joy fatu toog naa dégg lu amoon TFM benn débat ñuy wax si suñu maam Bassirou Diagne suñu pap ma dégg Mansour Mbaye sax woote na ne moo xoo beneen waa ji nekk foofu TFM ñu ne Abdou Diouf moo leen waxoon Bassirou Diagne pourquoi grand serigne. Pourquoi pas. Non, usurpation loolu Abdou Diouf lu mu def juum na parce que coutume tradition yoonam nekku si xam nga lu si gouvernement am nommé conseil coutumier auprès du président de la République pour mu lay xelal. donc interférence état bi. loolu la def mais ñoom ñoo ko wax man waxuma de ñoom ñoo toog wax ko man daal wax naa la maam yi fa ñu jógee Jal Diop ba si Ablaye Diop Matar. mais il y a des gens qui disent que ku nekk léegi war nga ko mën nekk. déedéet c'est faux loolu bu kon duñ ko fi fekk kon lu tax diggante boobu yëpp maam yi fi nekkoon nekkuñu ko lu tax ñoom seen maam yi fi nekkoon boobu ba léegi xanaa nag bàyyiwuñ seen loxo noonu xanaa du ñu nangu nag lu ñu bokk kenn di ko falu ba 86. 1790 ba 86. en tant que yow lébu. noo mën a expliquer ñaari sëriñ Dakar. non moom expliqué naa la ko mu leer. waaw Abdou Diouf ko proposé parce que wax nañ ko ñoom Mansour Mbaye moo ko wax di te Mansour Mbaye xam na kër gi fii xam na ko Ibrahima Diop yàgg na fi ñëw. moo doon ànd ak doomu Ibrahima Diop sëñ Mbaye Diop député bi juróon maire Sicap bi Pape Diop moo sëñ Mbaye Mansour bi ñoo doon ànd ñoom la ñu doon wax ñetti mbay yi xamante nañu fii sëriñ ñi fi nekk ku nekk da nga daan xam nga lu mu demee ñoom ñëpp xam nañu Laayeen Njaasaan Tiwaawan Touba ñoom ñëpp xam nañ koy grand sëriñ wallahi te duñ ko dindi ñoom ñëpp xam nañ koy grand sëriñ waaye nag dañ naan ñoom ñoo tànn seen biir la ñuy wax dégg naa sax ñu ne dignitaires yi ñooy tànn grand sëriñ non la république lébu y a le corps électoral c'est les ñambour fukki penceex ñaar yi ku nekk da nga am 3 ñambour bu ñu waree tànn sëñ Dakar par exemple njóobeen dañuy tase fii njóobeen comme ni ñu def Abdoulaye Diop Matar noonu lañu def ñëpp ñu toog seen biir waxtaan ne ku bëgg a nekk sëñ Dakar bu ñu waxtaanee ba juboo ñu tànn kenn génn yónnee Dakar ok Dakar nag woo fukki penceex ñaar yi 36 ñambur yi ñu toog seen biir voté. expliqué ko bu mu gën a clair ñi ni mën a. waaw ma ne sëñ Dakar. waaw 36 ñambur yi ñoo koy fal. ok penc mu nekk dafa am ñetti ñambur. te ñaata penc ñu am. fukki penceex ñaar bu ñu dajee njóobeen dañuy daje ba pare seen biir famille njóobeen. ñooy génne kenn. ñooy génn kenn des fois sax mun na am ñaar comme bii passé amoon na Ablaye Diop Matar am Tidiane Diop bu maam Youssou. ok am Alioune Diop di caatu El Hadj Ibrahima Diop di doomu Soxna Dié Fall moom mi ngi Touba moo ñoo nekkoon ak Ablaye di xëccoo Ablaye Diop Matar y avait 3. Tidiane ak Alioune comme Ablaye Diop Matar si kër gi la. te mag la ñoom ñu retiré wu. ñu jébbal Ndakaaru sanc ko fii si sanc ba. foofu lañu sanc ba suñ koy wax mooy fi ñuy sancee mooy siège de la Côte Lébu. waaw mais kon ku war a falu en tant que Serigne Dakaru. njàmbur yee lay fal. njàmbur yee lay fal. ñu sancee la fii si sanc ba. sanc ba lay fal. bu la kenn du la sa Serigne Dakaru kenn du ko sanc fu dul si sanc. donc sanc ba fa la ñuy. voilà fa la ñuy introniser. dignitaire du fal dignitaire yi sax corps électoral bi ñoo leen di tànn parce que c'est la démocratie. parce que bu doon ku ñëw rek tànn la kon loolu mu yomb ni xam nga lu am solo ñu jàng ko. dama ne wax naa la bu gën a leer dama ne la barget téemur dañ naan la doxandéem la. nan la nekkee doxandéem kooku di barget du Kayor boobu Kayor fii la nekk dafa boobu Cap-Vert dafa dépendre si Kayor xam nga loolu leeral naa la ko. mbokk yi ñu doon déglu gis ngeen suñu sujet bi ñu doon wax nu mu nekkee un sujet très très passionnant parce que xam-xam rek lañ fi wax soo dégloo Sané di nga gis ne lébu ce sont des personnes yoo xam ne dañu yàgg am des organisations séculaires organisation ñi njëkk am organisation au Sénégal ñoom dañ cee bokk suñu nekkul les premiers mu nekk ñu structuré wu te loolu boo xoolee mi ngi résister malgré tout parce que ñeneen ñëpp pratiquement yeneen organisation périclité na mais ñoom il demeure toujours mu nekk lébu mu nekk ñoo xam ne ñu yaatu lañu mais encore ce qu'il faut surtout savoir ce qui charme toujours chez les lébu c'est on peut l'être à la fois du côté maternel comme du côté paternel et ça c'est très important mu nekk un peuple très accueillant ku fi ñëw ñu njaboote la c'est important ñu am organisation bi nekk structure bu xam ne pratiquement très solide bon am na yoo xam ne day jafe dugg parce que day compliqué parce que encore une fois entre ñoom la te xëccoo la doon xëccoo bu amee rek dina am ñaari yoon wala ñetti yoon
mais li ci mënti dem ba des mooy moom sëtu Jàll la te boo ko dégloo xam ne li muy wax maîtriser na ko xam na ko ñu ngi leen jox rendez-vous prochainement ak beneen invité ci beneen sujet li may wax encore une fois je ne quitterai jamais sans vous dire dem leen ci sunu page Facebook ngeen consulter ko dem leen sunu compte YouTube ngeen abonné parce que ñun kat fii ku fi seetaan jëriñu ku fi déglu jëriñu parce que ñun njëriñ kese la ñuy dox wasalaam.